salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi seetaan RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen bëggee di leen wax ni rek ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax ndax gis nañu ni ngeen di toppee télé bi macha allah gis nañu ni ngeen di bàyyee xel émission yu am solo yi nga xam ni saa su ne ñu ngi koy indi te mu leen di neex ngeen koy apprécier waaye ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne tey rek yaa ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ci seen émission bi nga xam ne mooy 100% artisan. télé artisan yi nag bu ñu ko waxee ñu ni 100% artisan danañ ne loolu kon dina war a neex kon li nga xam ne moom lañ leen indil tey di suñu invité muy Ndoye nag ku ko xam ko ci milieu artisanal waaye xam ko aussi ci corps de métier bu am solo boo xam ne tey kenn mënta dem sans moom muy dàll nit mënta sol yére te soloo dàll waaye nit mënul dox te solul dàll tey ñu indil leen corps boobu nga xam ne tey moom lañ fas yéene waxtaane di ci dalal kilifa gi nga xam ni moom moo yor organisation bi waaye macha allah ci taxawaayam ci Thiès ci boole artisan yeeg jubóole leen di ci dox ay tànk yu rafet yu am solo ba tey ñëpp xam ko partout ñu saluer ko bu baax a baax di leen wax ni rek kii mooy Ndoye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. di nuyu téléspectateurs yi. di am mbégte ak contentement. bokk ci seen émission bi. pour mën a bégal sunu mbokki artisans yi ak sunu mbokki clients yi. ndax télé artisans yi nag artisans yi dañ ko cee war a taxaw fullaal ko jàppale ko dooleel ko ndax visibilité bi nit ñi doon jooy tey ji weex na ndax léegi artisans yi am nañu télé kooku moom dañ ñu ci sant di leen ci gërëm aussi di ñaan yàlla def ci émission yi barke boo xam ne dana kawe ba ëpp suñu njort waaw. jërëjëf loolu mooy nuyoo bu am solo ñu wax amiin ci ñaan ci télé bi nga xam ne moom la ñaanal télé bi nag kenn ku ne xam ne télé bi da sàpp la ñu soog a dugg benn yi teel ko ñu ci dëkk waa bu defee rek ni mu ko waxee incha allah ñu ngi gërëm mbooleem partenaires yi nga xam ne ñu ngi ànd ak émission yi ñu def ñu accompagne collection yi nga xam ne partenaire numéro 1 waaye kon du dem bàyyi li nga xam ne mooy Abdou directeur centre Ucas mu nekk ay dimanche centre ñu ko bu baax jox ko wàccuwaayam fàttali aussi léegi Ndoye gànnaaw Ndoye bokk partenaires yi nga xam ne ñooy gunge télé bi di ko dooleel waaye fàttali intercontinental de négoce nekk fii ci marché Moussène ñoom nga xam ne ñooñu écoulé dañu dooleel dañu mën a am dox ay jéego ñu leen di jaajëfal tey wax Thiès ñu leen bàyyi xel Thiès ko mbërëm ñu leen tax a jóg bu defee rek ñu ñëw ci émission bi tey Ndoye bu ñu bëggoon a xam kan mooy Ndoye. waaw man maa ngi tudd Papa Ibrahima Ndoye di maître artisan menuisier bois jiite organisation boo xam ne moom moo lañ tuddee ORP bois l'organisation régionale des professionnels du bois donc muy organisation bu am solo bu am gëdd ci dëkk bi am taxawaay ci wàllu métier mi am visibilité aussi ci wàllu métier bi ma jiitu ko depuis ëpp na léegi fukki at seq ko ak samay nawlay artisan ñu dëkk ci dëkk bi di ay menuisier ak yeneen corps de métier yi yàlla def ma aussi ma déggoog ñëpp doon samay waay doon samay xarit donc may nitu ñëpp daal donc Papa Ibrahima Ndoye maa ngi dëkk Thiali gérer entreprise bu ñuy wax Ndoye frère waaw. Papa Ibrahima Ndoye mel ni bi ñuy présenté sànq def nañu menuisier bois fi la nekk. waaw secteur boobu la nekk. mel ni rek tey bu ñu bëggoon a xam ne kañ nga dugg ci métier bi nga xam ne mooy menuisier bois kañ nga ci dugg ak ci dekkeeg léegi. waaw léegi menuisier bois moom dama génn école primaire rek dugg ci donc menuisier bois maa ngi ci dugg depuis 1978 waaw di doomu menuisier doon sama papa menuisier bu mag la woon bu tuddoon Alaaji Isama Ndoye génn ci école bu ñuy wax Pinet-Laprade bu newoon Gorée nekkoon chef d'atelier ci chemin de fer gérer propre entreprise am bi ñu génnee école nag comme ay doomam lañu mu formé ñu tàggat ni ci ay menuisier boobu ba léegi nag jóguñu ci dem nañ ci ba ñu nit suñuy doom ñi ngi ci ñi ngi ànd ak ñoom di liggéey donc 78 daal ba léegi ñi ngi ci menuisier boobu fii ci Thiès. 78 ba léegi at yu bari la xale bu ci juddu woon tey boo ko yónnee doxi soxla waaye bu dee góor dina mën a dee soxna bu dee jigéen dina mën a dem koy day mel ni at yooyu bu ko def ci métier ñëpp ñu leen métier ñu xam nga ko bari tey secteur boobu di menuisier bois gis nañu xale yu bari daw nañu sonk waaye gis nañu en
général métier yu bari tey dañu tumuraanke jàng xale yi nangu ñoo jàng métier est-ce que jafe-jafe boobu am ngeen ko ci seen métier. waaw tumuraanke gi moom ñi ngi ko séentu ñi ngi ko gën a séentu seetlu bi nga xam ne jakarta yi ñëw na fi bi jakarta yi ñëwee daal gis nañu ne xale yi bëggoon lu yomb te comprendre ñu ci wàllu métier lu bari dañoo dem jël ay jakarta donc loolu wàññi na gëdd artisanat apprentissage te métier man gisuma lu ko ëpp solo lu ko ëpp doole ci am réew métier mooy tax ñu respecté la métier mooy tax nga am dignité métier mooy tax nga mën a fonder kër yor njaboot métier mooy tax nga am kër am teraanga kooku ku koy foyee rek wala jàppoo ko ni nga ko war a jàppee moo lay won ne koo xamul gëddey métier donc métier liñ ci mën a wax ci xale yi mooy nañ ci jóg jublu ci pour doon relève bi métier amul lu ko ëpp solo tey ci réew mi waaw. léegi métier amul lu ko ëpp solo waaye su dee nga ni jakarta ñoo ko yàq est-ce que du façon jàngale métier bi tamit léegi dafay yeex. waa xale yi dañoo yàq léegi patience bi lañ am problème. léegi nag bi loolu amee ndax jàngale métier bi aussi dafa guddoon quoi qu'on dise parce que jàngal nit métier 8 ans 10 ans 12 ans 15 ans loolu aussi dafa jéggi dayoo ndax xale bi aussi day bëgg a gis boppam ci métier bi pour mën a wut pour teral ay boppam ak teral ay waajuram ci loolu aussi état intervenir na ci indi programme bu mel ni PEJA nga xam ne apprentissage bi léegi 3 ans lay doon da ngay def théorie def pratique état dugal na ci loxoom dugal banque mondiale dugal ci loxoom donc xale yi aussi léegi tey bu ñu jàngee métier da ngay mën a am sa diplôme d'état xam nga loolu amul woon ba pare état ñëw aussi dooleel atelier yi ndax atelier de production rek la woon da nga ci daan atelier loo am di yóbbu sa kër léegi atelier bi day non seulement day doon atelier de production mais day doonaale unité de formation xam nga kon léegi tey loolu lu bees la kon apprentissage bi ñi ngi koy commencé jële fa mu nekkoon di ko commencé formaliser jox ko gëdd boo xam ne bu ko waajur yi xamoon ak xale yi ñu sensibiliser leen je crois que atelier yëpp dana fees. acca mbokk yi muy mel ni émission bi am na solo bu ngeen dégloo li Ndoye wax am na solo ci wàllu apprentissage dafa mel ni bu njëkk dañu tolloon ci xale bi di nekk ci atelier bi 8 ans waaye ak PEJA projet PEJA bi nga xam ne état moo ko indi teg ko day mel ni président nee na dans 3 ans nga wax ni mën nañ ci defal xale bi formation. waaw dafay mel ni kon jamono soppeeku na. non jamono soppeeku na bu baax. parce que léegi non seulement 3 ans yi. mais da ngay 3 ans yi. boo génnee am yàlla def nga am sa CAP. au moins état dina la accompagner. pour insérer la parce que objectif bu PEJA bi. mooy xale yi ñu wute leen auto emploi ku xale bu ci génn am liggéey. soit entreprise bi nga nekkoon. ba nga am diplôme bi. mu jël la wala nga ubbi sa yëfi bopp. te loolu PEJA bi dala ciy accompagner pour que loolu am. kon loolu programme bu ñëw ci waxtoom la programme bu am njariñ la. te loolu lañ doon séntu aussi ci métier mi loolu moo koy valoriser loolu moo koy dooleel. loolu moo koy jox gëdd pour mu mën a jëm kanam. ndax Sénégal aussi métier yi moo leen ci mën a génne. parce que on a plus de 125 corps de métier. 125 kon loolu ku nekk xaj na ci. yaatu na ku nekk xaj na ci. léegi nag état bu ñëwee gis ne métier yi léegi. dañ leen di doole ñu am ministre boo xam ne aussi gëm na artisanat. dañuy jàpp ne artisanat mi ngi ci yoonu suqaliku. mi ngi ci yoonu jëm kanam. mi ngi ci yoonu wonewaat boppam. ndax am réew. mënut a dox sans artisan. dafa mel ni lu am solo la artisan ndax dañuy gis ne en général xale bi nga xam ne dem na ci école bi ba réussirul dem ci daara ji ba réussirul bu génnee foofu rek ci milieu artisanal lañ koy indi. loolu moo am parce que képp ku nu dàq école. artisanat moo lay jël. moo lay récupérer daara ji boo demee ba wàcc. nga dem jàngi métier. même loolu sax ak PEJA bi war nañu commencé xool nan la ñuy insérer waa daara yi bala ñoo génn. nga xam ne booy génn. da ngay génnaale sa métier. parce que loolu mën na ne. ndax xale yi nga xam ne tey jii jël nañ leen ci PEJA bi yëpp. ñi ngi nii ñi nekkul mënuloon bind. ñi ngi leen di jàngal bind di leen alphabet defal alphabétisation. ñu mën a lire mën a calculer. mën a bind kon xam nga loolu am na njëriñ. am na solo kon loolu. war nañ ci mën a jëlaale waa daara yi. di leen ci commencer inclure ñoom it ñu gis ci seen bopp nga xam ne booy génn ci daara ji rek. day fekk sa métier mat. waaw loolu aussi day état war na ci bàyyi xel. projet PEJA bi est-ce que mu ngi développé est-ce que secteur yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp. 128 corps. waaw est-ce que ñoom ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp. est-ce que yemul ci benn
luq wala dara parce que en général état bu tegee dara dañ naan da koo politiser da koo teg pour. waaw dañu am nga ñoom dañu démarre ak 8 corps de métier. 8 corps de métier la ñu démarré. yokk nañ ci 4 nouveaux corps. donc cela veut dire loolu la ñuy expérimenter pour période bu njëkk bi. d'accord maanaam 3 ans yi ñu xam ndax 32000 apprentis la ñu waroon. 32000 apprentis la ñu war a former. atelier yi 32000 dañ ko sélectionné ci 8 corps ci Sénégal yëpp ci 8 corps yooyu. léegi 32000 apprentis yooyu 8000 ateliers yi ñoo leen di former. d'accord xam nga loolu musul am. donc loolu lu bees la ci métier mi. dafa mel ni boo xoolee métier mi léegi ñu ngi koy formaliser. di ko jox gëddëm di ko jox valeur am. am na solo ndax xale bi xam ne ki génne ci école professionnelle bi. xale bi génne léegi sama atelier. day am même diplôme bi xale bay am. xam nga kon loolu am na léegi am na solo. ñu ngi koy jox gëddëm. ndaxte diplôme boobu diplôme d'état lay doon. te loolu aussi loo xam ne artisan yi dañ koy yàgg a laaj. ndax certificat rek ci la ñuy yemoon certificat de travail léegi bu ñu demee ba xale artisan yi am diplôme d'état loolu aussi initiative bu baax la. waaw bu ñu ñëwaatee ci projet PEJA bi. projet PEJA bi maanaam chef d'entreprise bi mooy continuer di former ay xalem wala projet bi mooy indaale ay formateurs am. bu fekkee ne formation pratique bi. chef d'atelier bi moo koy def chef d'atelier bi dañ koy yóbbu séminaire de formation. séminaire d'accord. former ko pédagogiquement. bu paree ñu defal ko beneen séminaire de formation boo xam ne mooy doon genre entrepreneur pour mu xam xale bi ci yan module la koy jàngale ban temps la koy jàngale lan ak lan la ko war a jàngal par jour. d'accord dana am ay superviseurs yu ko superviser même xale yooyu aussi ñi am na ci ñoo xam ne à l'heure actuelle fi may waxee ñi ngi ci école yi jàng. ñii ñu nga lycée technique ba. ñii ñi ngi fii ci école bi. école Ibou Katiba. bii. waaw école urbaine bi. foofu la ñuy defee formation alphabétisation bi. donc loolu muy loo xam ne lu am njëriñ la. ci xale yi. am na solo waaw am na solo loolu am na solo lool dafay mel ni kon jamono soppeeku na tey jii li fi newoon démb mën nañu wax ni mën na am changement. ndax projet PEJA bi mën na ñëw accélérer formation bi ci xale bi ba bu amee 3 ans mën a soppeeku am métier am mën a demal boppam waaye li ci ëpp solo mooy diplôme d'état bi nga xam ne da koy yóbbaale. mais tey bu ñu bëggoon ma ciy dolli nii sax mooy fi ñu toll nii à l'heure actuellement. waaw téer yi. 25 téer. ñi ngi ci formation. à moment bi pratique. ok ajjuma la ñuy jeex lundi la ñu commencé. waaw ay formateurs yu xereñ ci wàllu ñaw. d'accord la ñuy indi ñu former leen. tàggat leen. ba nga xam ne ëllëg si biir. même bu marché d'état ñëwee ci wàllu ñaw ñoom dañuy am taxawaay ak bu mat. bu mën a tax ne ñoom ñu mën a laaj seen wàll. xam nga loolu dafa am njëriñ. am na njëriñ waaw am na solo sànq sa njëlbeen wax nga ni chef d'atelier bi la ñuy njëkk a jël. defal ko séminaire. waaw des fois ki nga xam ne jàng na ba yoon atelier boo ko dee kaay ma defal la séminaire danaan noo ma jot dépense laay wut. waa léegi nag yooyu am ci. loolu nag gis naa ne gars yi dem ndax gis naa séminaire yi nga xam ne. chef d'atelier dañ doon ñëw à l'heure. di wàcc à l'heure. d'accord léegi peut-être dina am per diem bu ñu lay jox rek pour booy ñibbi boo ñëwee fa ngay ndekkee añ fa après ñu joxaat la sa transport. mais du loolu. mooy solo bi xam-xam nga fay jànge ci jamono boo xam ne yow jàng nga métier durant 20 ans 30 ans. mosoo am xam-xam boobu ñu jox la ko ci une semaine. loolu amul njëg. waaw moo tax léegi nag nit ñi aussi pour ñu mën a évoluer. jóge ci niveau bi ñu jëm dem ci beneen palier supérieur. il faut ñu nangu def ay formation xam li méngoog jamono. xam informatique bi fu mu toll tey. pour mën ñun aussi ñu mën a ànd ak moom dox ci jéego yu tax ñu mën a dem ci kanam. waaw jërëjëf def jéego yoo xam ne dana tax ñu jëm ca kanam foofu la ñuy duggee ci wàllu développement. parce que dañuy gis ni milieu artisanal ba léegi développement bi waroon a am amu ko te milieu la boo xam ne moo ëpp doole ci Sénégal. waaw loolu nag li ko indi mooy accompagnement état def ci masa des ndax artisan bi lépp lu mu doon am da ko doon am ci xam-xam ci pexeem ak ndimbalu wéy juróom ak ndimbalu patron. d'accord léegi nag état ni ma la waxee ni boo seetloo état dugal na ci loxoom. waaw état bu ci dugalee loxoom mi ngi ñuy commencé gunge. kon dafa yeex. waaw même ci MA yooyu nga xam ne tey sélectionné lañ. war nañu am aide ndimbal. en équipement moom la ñuy jàngalee xale yi ndimbal moom mën na dem ba 1,3 million. c'est important. atelier bu ci ne ci 8000 ateliers yi. ndax projet bi yëpp 30 milliards la. outillage bi ñuy jënd 9 milliards. kon xam nga loolu am na solo. c'est important. kon ñi ñu sélectionné yëpp. li PEJA wax ne bu ko defee
dinañ gis ne atelier yi dinañ leen équipé waat dinañ am taxawaay bu dëgër te léegi atelier bi moom li mu gën a soxla chef d'atelier bi aussi dafa soxla équipement pour mën a méngoog jamono pour mën a jóge ci lii dem ci lii kon loolu état taxaw ci loolu am na njëriñ donc dañuy ñaan rek ni mu ko commencé ni mu continuer ko di ko pérenniser dans l'avenir à ce que résultat yi ñu bëgg ci secteur bi ñu am ko waaw mais joxañ nga état ci wàllu développement ni moom moo ci xaw a yéex quand même sax mu ngi ñëw di leen daggu mais gis nañ ni organisation professionnelle yi fi nekk tey yaa ngi jiite benn organisation jiite menuisier bois yu Thiès yëpp waaw gis nañ ni léeg-léeg yenn moyens yi war ngeen ko mën a génne seen biir mais dañuy gis pratiquement du am benn acte de développement boo xam ne di ngeen ko posé ci seen organisation yi loolu dëgg la ndax organisation yi aussi dañuy xaw a néew doole dañ dul am accompagnement duñu am siège xam nga artisans yi ni ñu war a participer cotiser ko duñ ko defee noonu bu ko defee organisation bi day néew doole ni mu war a taxawee assister corporation bi assister xool apprentissage yi xool atelier yi du ko am capacité bi du am moyen yi mais lii tax sax ñuy xaw a dem di am yenn réussite yi yàlla day def organisation yi nit ñi dañuy xamante déggante ci seen biir soit kii moo jàngal kii xaritu kii la kii dëkkandoo kii la loolu mooy tax sax lien boobu mooy tax communication di am nit ñi wax ci lan la ñuy def ci lan lañuy def information bu am ñu partagé ko ku nekk jàppale ci sa buum ne maanaam fii rangi gi amoon ci artisanat dafa deñ maanaam léegi Moussa du ñëw sama atelier wala man du ma dem sama atelier wala damaa am bu ma soxlaa outil ma dem ci atelier Moussa def ko loolu aussi dafa deñ artisan yi dañuy jàppalante di dimbalante te loolu aussi jéego bu am solo la ci artisanat donc li si des mooy tey ji boo seetloo tey ji émergence bi am ci métier bi man li ma remarqué ñi génne ci daara ñoo ko def te kenn séntu ko woon foofu ah bon demal ci dëkk bi nga xool menuisier yi fi gën a taxaw xoolal tailleur yi fi gën a taxaw xoolal mécanicien yi fi gën a taxaw ci daara la ñu génne kon nañu bàyyi xel daara dëgg la te pourtant ñu bari tey dañ ngay jàng ba CM2 génn dem ci atelier yi mais gis nañu ne émergence bi gën am li ci ëpp man ci li ma xam te bu ngeen seetloo li may wax ci daara ji ñi nga xam ne ci daara ji la ñu génn ñu jàppoon ne sax mun ñoo bind seen tur ci français gis nañu ñu organiser seen atelier d'une façon boo xam ne loolu yéem na askan bi te loolu aussi dañ ko war a féliciter ba ñoom ñu gis ne waa daara ji ñoom it war nañoo gis seen bopp ci métier bi alxuraan la barkeeb alxuraan moo ci nekk am na solo barkeeb alxuraan moo ci nekk loolu nag lu am solo la ñu def ci taxaw seetlu rek bu defee kon day mel ni kon tey ji mënuñu wax ni kii moo jógee ci école bi am ay këyit rek moom moo war a féete kaw déedéet man gis naa ñoo xam ne ci daara ji lañ jóge mais boo demee seen atelier da nga naan ñii nan lañ def ba def am bi niveau ba réaliser lii d'accord organisation bi ma ci gis non yéema na te organisation ba parfaite la ñooñu solo la mooy relève boobu moo la mooy tax nag nga am yaakaar ne métier bi moom du daanu ci kanam rek la jëm dëgg la ndax ñoom fi ñu ko jëlee fi ñu fekkoon fi ko xale yi yóbbu léegi noo kawe na d'accord ñooñu nag bu ñu ci amee ndimbalu état ak encadrement état kon métier bi dana gën a jël gëddëm dëgg la ba ci wàllu développement ba léegi mel na ni war ngeen di organiser des fois ay séminaire formation yoo xam ne yéen organisation professionnelle yéen a koy décider jël seen i propre moyen nag avancé ci nag loolu war na mën a nekk loolu mooy war a yoon loolu moo war a yoon état toujours aussi tamit mais nag non seulement état mais municipalité yi aussi dañ ci am cër ok parce que aussi municipalité yi war nañoo fexe nag artisans yi am ay place yu liggéey mais mënoo jël suuf sépp di ko dagg pour ay dëkkuwaay dëkkuwaay baax na mais fu artisans yi liggéey aussi dafa baax ndax artisans yi mënoo mbedd mu ne dégg nga rek fan yi chef de l'état daan artisans yeeg mbedd mi tilim yeeg salté yeeg mécaniciens yi ci kaw mais loolu bu ñu dagalee suuf ñu dem ca l'essentiel nañ ñu dagal suuf ku nekk ñu wutal këyit ñu ne yow yaa moom lii voilà surface bi nit ñi dem ci suuf yooyu liggéey yi parce que lii ñuy def tey pour dooleel artisanat pour jëmee ko ci kanam am na ci loo xam ne municipalité yi dañ ci am cër président ma dog la tuuti parce que gis nañ fi village artisanal centre culturel yooyu noonu pour man artisan yi village artisanal dafa tuuti dafa tuuti la fa ëpp boo xoolee cordonniers yi ñoo fa nekk sculpteurs yi bijoutiers yi peut-être ñaari menuisier métallique benn menuisier bois wala ñaar wala ñetti menuisier bois par rapport ak Thiès donc maanaam chambre de métier village artisanal mooy maanaam mooy vitrine bi booy wër artisanat ci Thiès xam ndax gëddëm ak dayam nu mu war a toll ci maanaam ci village bi nga war a dem kon village boobu dafa war a nekk ci norme artisan yu am qualité ñoo fa nekk ñu dooleel leen ba nga xam ne fii ku fi dugg kon nga xam ne léegi ko boo duggee Thiès di nga xam ne nag Thiès vraiment crème la waaw gis nañ ni village artisanal dundul
non boo fa demee da ngay mel ni rek benn espace boo xam ne espace perdu la dañ koo bàyyi. waaw xam naa ne xam nga village bi aussi dafa xaw a enclavé. léegi nag ak télévision yu bees yi di ñëw. di leeral artisanat di indi visibilité dina indiwaat yeneen gis-gis. autorités yi nga xam ne ñoo fa ne di ca jiitu muy chambre de métier. comité de village bi taxawaat ci seen village. dooleel village bi seetal ko. taxawu ko ndax fan yëpp ñu ngi ciy coow seet na ak seetul ak nangam. te loolu. président chambre de métier daf ci am cër. ndax moom it bureau am foofu la nekk. atelier am foofu la nekk. foofu la jàngee métier foofu la màggee foofu la yaroo. kon moom séntu nañ ko ci. ci taxawaayam. pour que artisanat bi foofu village bi gën a sell. gën a rafet gën a am visibilité au moment dégg nañu ne am na ci benn waay yàlla bu baax. boo xam ne may na village bi 50 millions. bon loolu xam nga am na solo. loolu dara la waaw loolu buñ ko ca defee. def mu jaar fa mu war a jaar ñi ca war a waxtaan yëpp waxtaan ci. loolu dana jur njëriñ dina gis na village bi dana soppi. d'accord mais am na beneen sikk tamit boo xam ne dañ koy wax artisan léeg-léeg mu dem ba jàngi métier ba beru yor entreprise am te xamul luy village artisanal maanaam importance bi xamu ko loolu dama xamul manque de communication wu chambre bi la wala. déedéet artisan bi la moo xamul war na formaliser ak yu demee noonu. déedéet xam nga li tax lii indi loolu. village ba ña fa nekk. am na ñu fa nekk depuis ba village bu ubbee ba léegi. fa la seen atelier yi nekk. kon yow fi nga si sa atelier ne bu dee Jaxaaw la ne wala Caali wala Medina Fall. foofu ngay toog. mais comme li ñu boole ñun ñëpp. muy chambre de métier foofu la ne foofu la ay locaux ne foofu la bureau bi ne. fa la administration bi ne fa ngay wutee carte chambre de métier. fa ngay jëlee yenn information loolu moo tax nit ñi dafa dem. donc dañuy dem chambre de métier pour am information dañuy dem chambre de métier pour wuti carte. dañuy dem chambre de métier pour encadrement. dañuy dem chambre de métier pour ñaan ay formation loolu mooy tax artisan yi di dem chambre bi. d'accord mais chambre bi mooy ñoo fay xëy ak village bi mooy ñi fay liggéey seen atelier nekk fa depuis 20 ans depuis 30 ans ainsi de suite. loolu moo indi artisan yu bari duñ dem chambre bi mais xam nañ fi chambre bi ne. xam nañ fa waaw mais quelquefois aussi dañ lay laaj lan mooy njariñ bi. waaw lan mooy njariñ bi njariñ bi foofu nag la problème bi am. mais loolu warul am aussi. non c'est-à-dire parce que chambre bi comme ñoom lañ fi nekkal. waaw war nañ leen a sentir quand même. mais man xam naa ne xaw naa jege chambre bi ndax délégué suppléant la. quelquefois ma dem vote du budget. kon yow da ngay défendre chambre bi kon. non défendre ma chambre bi. mais gis naa ne chambre bi. néew na moyen. néew na moyen ndax chambre de métier nga yor artisanat Thiès gi yëpp amoo budget 70 millions quand même léegi kooku lan lay liggéey. budget 70 millions yow amoo ko. chambre de métier amul budget 70 millions. moo yor région de Thiès du commune de Thiès. moo yor commune département de Tivaouane département de Mbour. nga jox ko 60 millions léegi ñu ne région bi peut-être am na 100 000 artisans wala 200 000 artisans. mais bu liggéeyul aussi doo ko mën a sikk. d'accord budget bi moom ministre bi moom war na ko xoolaat. mais xaalis la de. dañ ko war a xoolaat nag. 70 millions xaalis la de. non 70 millions boo ci génnee salaire gars yi bëgg ci fay courant bëgg ci fay. mais ak seen i activités yi ñuy def indemnité président carburant defal carte professionnelle. non carte professionnelle 2500. renouvellement 2500 5000 francs. 5000 francs bariwul ah. aussi retard bi am ci carte professionnelle. waaw c'est-à-dire aussi war nañu xool. des fois ñu déposé 2 ans toog di ko xaar. waaw loolu moom jaaduwul. non loolu moom jaaduwul kooku moom. waxuma la président mais kooku gouverneur comme mooy présider commission bi. moo ci war a am taxawaay ndax jàmbat yi ñuy jàmbat ci quartier yooyu bari na. bari na kay trop sax waaw am na ci ñoo xam ne naan déposé naa depuis 6 mois depuis 1 an. loolu gouverneur ak chambre bi ak. ñi nga xam ne ñoo ko war nañ ci taxaw ba loolu deñ loolu moom dafa war a deñ ndax boo bëggee carte da nga ko war a am bu dee artisan nga boo dee non artisan nag waroo ko am ndax bokkul ci kon loolu war nañ ci mën a taxaw régler ko lu mu gën a gaawee waaw compliqué na de gis nañ fi sax ñu dul artisan am carte nag loolu de dañ koy wax waaye xam na mais nag loolu dañ ko war a régler de loolu moom jaaduwul loolu moom xaw ma kan mooy responsabilité loolu moom bu dee am na moom waaw mais loolu moom jaaduwul non des fois nga gis kuy lijjanti carte professionnelle loolu boo ko xamee da ngay xam ne kii du artisan non loolu moom jaaduwul te dana fexe ba am ko loolu aussi loolu moom bu dee am na moom waaw lu ñu war a wax la xoolaat yëf yi waaw lu ñu war a wax la jubbanti ko loolu waru am voilà mu ngi noonu loolu moom waru am kon mu ngi noonu dafa mel ni ñu ngi nekkoon ci wàllu formalisé day mel ni tamit formalisé ci artisan bi aussi des na du carte professionnelle rek am na yeneen yu mu soxla waaw léegi boo gisee dans le cadre du mobilier national état dafa waxoon ne commandam yi li muy commandé dana ci jël 15% jox ko artisanat artisan yi commencé formaliser man li ma xam ndax am na ci laa damay ciy yëngu ci menuisier yi nga xam ne ñoo xam 4 ñoo ci formel 4 waaw ah bon formel fi dafa métti ah bon da ngay fay salaire
da ngay fay caisse de sécurité sociale. ok boo da ngay fay formalisé IPRES. boo formalisé. waaw boo formalisé. mais yaa ngi gagné ay marché quand même. nga soog a nag dem compétir pour gagner marché. d'accord. depuis mbas mi ñëw. marché yi demeetul noonu. ok te pourtant da ngay continuer di cotiser. loolu aussi état war na xool entreprise ay menuisiers yu ndaw. mais président yoo xam ne néew doole. menuisier bois yi am nañ xaalis nag de président. non des na. non am nañ xaalis de. menuisiers yi dañoo war a am xaalis. kër yi gën a rafet artisan yi ko war a am. non oto yi gën a rafet seen lal yeeg seen armoire yi rek boo commandé benn nag dañ la ci fayoo xaalis bu bari. non matière première bi moo cher. ah bon waaw bant bi moom dafa cher. d'accord di manqué. ok xam nga mais artisan yi tey jii moom vraiment seen am demeetul noonu. ndax meuble importé yi sonal na leen. meuble friperie yi fëgg jaayu meuble yi. sonal na leen. ndax tubaab yi mu war ñoo tëdd ci meuble ba war koo taal war koo sànni ñu yabati ko conteneur indi ko Sénégal. di ko jaay au détriment des menuisiers. du yoon am na ci yenn yoo xam ne barrière yoo xam ne état moo ci war a teg loxo. bu ko defee nit ñi mën cee gis seen bopp. mën a suqaliwaat seen i njaboot. mën a suqaliwaat seen kër ndax aussi artisan bi pour nga mën a jël. sa doom yóbbu ko mu jàngi métier da ngay nawloo artisan bi gis ko mu yor oto bu rafet am kër gu rafet nga xam ne que métier bi dara mi ngi bi. dara mi ngi ci artisan yi nag président dañoo bëgg ay jabar de. ah waaw mais xaalis bu ñu yor jabar lañ koy jël jabar ñaari jabar jigéen ñu bari ñi foo ñu takk leen. waaw dafa mel émission bi am na solo tey ñu ngi dalal président Ibrahima Ndoye Pape Ibrahima Ndoye wax dëgg yàlla ku ko dégg muy wax xam ne ku maîtriser li muy wax la. jërëjëf mbokk yi ñu gërëm sunu waa techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi macha allah ci taxawaay bu am solo liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu def ñu gërëm bu baax sama caméraman ki nga xam ne mooy Doudou te technique bi di ko gérer normal waaye ci wàllu technique bi ak son yeeg yëpp lumière bi ñu ngi fa gis Amina muy régler macha allah am na solo ñu gërëm leen bu baax bu ko defee rek ñu ngi ci RTT TV di la télé des artisans ci seen émission bi nga xam ne mooy 100% artisan ki ñu dalal mooy Pape Ibrahima Ndoye di président menuiserie bois yi ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès macha allah ñu nuyu leen bu baax ñoom ñëpp képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ñun di menuisier bois wala ngay cliente menuisier bois ñu ngi lay nuyu di la jox sa cër di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di ci nuyu sunu rakk jooju nga xam ne menuisier la nekk foofu ci instant di Mamour Soumaré di ko ñaanal jàmm ak tawfeex président kon ñu ñëw rek ci tey taxawal entreprise pour taxawal entreprise waaw xam nga parce que dañu gis ni léegi taxawal entreprise ñëpp dañ ci dugg ngay gis sax ku jàngul métier mais bu xëyee rek wut ay matériel am taxawal entreprise ci benn garage am wut ay quelques nit di leen jox salaire est-ce que loolu tamit baax na ci milieu bi waaw xam nga taxawal ko entreprise dafa amul benn contrôle bu amoon contrôle wala chambre de métier man di ko superviser désordre bi dana deñ d'accord mais tant que amul contrôle amul chambre de métier amul moyen yu mu mën a organiser loolu désordre bi dana fi yàgg ndax ku ci nekk rek même boo xuloo ak sa patron wala nga jotee ak sa patron ci benn commande sax nga dem seen buntu kër teg sa table commencé liggéey d'accord et loolu aussi bu fekkee ne dañ koy continuer mën na indi yeneen yàqu-yàqu waaw mën na yeneen ndax tey jii fi métier bi toll ci wàllu organisation war na weesu loolu te am na sax lu ma la fàttee wax ci départ bi waaw man mi en tant que menuisier waaw sama niveau njàng presque CM2 la yor xam nga wax naa la ko CM2 waaw mais am na fi centre boo xam ne par alternance allemand yi ñoo ko fi ubbi woon mu nekk chambre de métier d'accord man formateur en chef laa fa woon ok jàngal fa ay xale yoo xam ne CAP d'état la ñu am d'accord kon mu wóor la ne yow mën fi nga mën a jógee dem fu kawe man formateur en pédagogie la centre mu ngi dox ba léegi temps yi sooxe na ndax allemand yi partenariat bi jeex na ok formateur en entrepreneuriat te loolu yëpp dañuy dem ay séminaire yi ñu koy jàngal ba ñu man ko xam ni ñu koy saytoo kon métier mi ngi dox mi ngi évoluer nit ñi nag ñoo war a jéem a évoluer wuti information et bonne information ndax tey pour nga ubbi atelier fii Thiès wala Sénégal presque dara waru la d'accord amal sa taabal wala nga am sa ruq nga ubbi sa atelier bu la neexee sa carte chambre de métier doo xam bu la neexee doo am registre de commerce doo am NINEA mais finalement yow bu ma la joxee sama avance nga dem ak moom fu ma lay toppee xam nga dafa am minimum de réglementation boo xam ne dafa war a am ñu ne ba bu xale bi xësee ba am certificat am ba beru bala moo ubbi atelier au moins moo am carte chambre de métier mais sa carte boobu aussi ñu di ko délivrer à temps ndax déposer carte
toog 1 an jotuma ko wala toog 6 mois jotuma ko kooku war nañ ko mën a solutionner. mais kan moo yor responsabilité boobu. président Seye. président ndax moo fa ne. président quartier ka koy defar ma nga fa. Gouverneur moo koy signé. ok je crois que quartier boo amee boo ko joxee gouverneur boo ko ne nangami carte dina ko signé. kon foofu waru am problème. retard yu mag yooyu am loolu war nañ ko mën a jubbanti. d'accord kon moo ko war a contrôler moo war a saytu loolu lépp. waaw ko defee mu nekk secteur boo xam ne dina neex a organiser. d'accord kon ñu dem ci métier am démb ak tey. métier am démb ak tey parce que gis nañu yéen bi ngeen di jàng métier soxla woon xaalis. waaye xale yi tey xaalis rek lañ bëgg nag waaw métier démb bi xam nga tey jii situation yi dafa évoluer dafa changer. métier démb bi. lépp loxo la woon. d'accord ñu fekkoon fi suñuy waajur yi fekkoon fi suñu mag ñi ñu jàngal mu doon maanaam. un menuisier. physiquement. danaan taxaw. ndax danaan scier ak loxo. di raboter ak loxo. di découper ak loxo. tey loolu lépp ay machine moo la koy defal machine moo lay scier machine moo lay raboter machine moo lay découper machine moo lay poncer. kon modernité bi dafa dugg ci métier bi. pour que perfectionnement bi am pour que encore métier bi oyof rapidité bi mën a am. donc délai bi nga daan liggéey ci meuble ci weer léegi war nga ko mën a liggéey ci 1 semaine wala 10 jours. parce que bu fekkee ne menuisier boo am équipement nga. donc loolu day possible. d'accord donc métier bi démb ak métier bi tey il faut nga soxla xaalis ndax il faut nga jënd équipement. tey il faut nga soxla xaalis ndax il faut say machine di tourner ci courant. il faut nga soxla xaalis ndax da ngay soxla connexion da ngay bëgg a xam li xew ci monde bi. xam nga da ngay xam lan mooy nouveauté. xam nga donc xaalis bi il faut nga soxla xaalis say doom dañuy jàngi il faut nga soxla xaalis say soxna da nga leen a war a faj da nga leen a war a nangam. il faut nga soxla xaalis ndax lii ak lii ak lii. donc métier bi moo lié ak xaalis. waaw d'accord. moo tax nag quelquefois sax li artisan bi dépensé. dadul méngoog ak am-amam mais artisan yi néewuñu am koom. mais lii nekk ci seen gannaaw mooy diis ba nga xam ne dépense yi day diis ba mujj gi da nga yaakaar ne artisan bi amul dara. ndax da ngay gérer sa njaboot gérer say apprenti. waaw te loolu aussi ay charge la. bon tey client bi nga xam ne tey président Ndoye su fekkante ne dafay xool nii rek bëgg a identifier ki nga xam ne mooy artisan dëgg ci yan formalité la ko mën a xoolee ba xàmmee ko. xam nga aussi clients yi léegi dañoo moderne aussi ñoom it. dañoo moderne da ngay gis client yoo xam ne ñi ngi lay xoolee ci Facebook bi. waaw ñi ngi lay xoolee ci internet yi. ñii ñi ngi lay xoolee ci maanaam léegi marché bi dafa yaatu. yow mën ngaa toog fii léegi taabal bi ma liggéey ko dem di ko jaayi France wala di ko jaayi Dubai. d'accord donc loolu aussi ñun ci suñu bopp. il faut ñu méngoo ak loolu. marché bi léegi dootul atelier rek parce que sa atelier da ngay il faut pour nga mën a jaay il faut nga exposer sa buntu atelier. mën nga koo exposer ci biir jaay ko Dakar wala jaay ko Saint-Louis. d'accord kon léegi aussi client bi loolu aussi dafa lié ci client bi. te loolu aussi dafa am solo ay apport yu bees la. te loolu ci liy dooleel métier mi ak li koy gunge ci la bokk. waaw kon loolu ñu ni dañ ko war a jël en compte. d'accord am na solo mu mel ni ma leen ko waxee woon rek Pape Ibrahima Ndoye lañ dalal waxtaan wi am na solo mais tey gis nañ ni état toujours mu ngi leen di accompagner ci secteur bi nga xam ne ci ngeen nekk. wax nga léegi projet PEJA bi waaye gis nañu fan yi mu lancé benn projet boo xam ne jëm na ci wàllu tailleur yi. waaw ci lu jëm ci wàllu blouse école yi. waaw projet boobu yéen nu ngeen ko jàngatee en tant que artisan. waaye loolu dafa ñëw ci waxtoom xam nga nit ñi enseignants yi quelquefois ñoom it. parce que gis nañ ñi koy critiquer aussi. non ñi koy critiquer. dëndul ay artisan. mbas mi laalu leen. d'accord mais artisan boo xam ne yow mbas bi depuis 2 ans mbas mi mi ngi lay laal. waaw état bi mu ne damay indi 10 milliards parce que comme xale yi dañoo war a sol blouse. ma jox ko artisan yi. artisan yi mën ci suqaliku mën ci fayal seen i doom école. mën ci yor seen soxna. nit ñi di ko critiquer. ñaata at ñuy def ci école bi. ñaata at état di def ci école bi mais budget yi gën a am doole ci Sénégal à part armée. waaw école la. dëgg la. mais te école bi bés bu ne ñu ngi ñaxtu ñu ngi am lu ñu naqari. dëgg la. te école bi bés bu ñu téye woon suñuy doom ñu xam ne nag njaboot nañu. suñuy doom ak suñuy sët a ne ci école bi de. ëpp naa téye de. dañuy fay inscription. waaw dëgg la. dañuy jënd fourniture. dëgg la waaw duñu liggéey pour am lu ñu fa yóbbu. très bien ñu ne léegi 10 milliards dañ koy jox pour Sénégal bi yëpp téyeer yi gars yi ñaxtu lu ñuy ñaxtu. mérité wuñ ko. en kay. li ñuy jàngal seen doom ñoom lu ñu rejeté ci école bi ñu ñoo koy jël defar ko. dëgg la. ñooñu ñu ñawal leen yére ñoom pour ñu mën a jàngale. te ñoom dañuy grève rek nag ñoo fi gën a compliqué. waaw kon kay. waaw jàng mi moom fi leen nii béykat tijjee. ba pare dañuy ngarale dañoo ami privé. bon waaw dañuy xar mat. fu ñuy jëlee xaalis. dañuy xar mat kon. da ngay laal fii di laal fee. kon nañ ñu bàyyi ak suñuy blouse. dëgg la nañ ñu ci jàppale coow li moom jaru ko. loolu moo jaaru. waaw coow li moom jaru ko artisan yi sonn nañu sonn maam yàlla goo xam ne. d'accord blouse yooyu ñu leen di jaar.
pour ñu mën ci ñam suqali waat ci kooku ku nekk dañ leen ci war a ñaanal wax état bi sax na ko yokk waaw ndax 10 milliards pour tout le territoire Sénégal tuuti na kon nag loolu dañ koo naw buñ ñu ko xeebal buñ ñu ko critiqué lii nga xam ne ñoom ñi ngi koy def ci école bi ñun ñi ngi leen ciy jàppale ndax ñi ngi jël seen doom di leen ko jox te quelque part duñ ci am lu ñu neex mais lan ngay ban message ngay lancé ci téer yi nga xam ne tey marché boobu état ñoom la ko jox pour dimbali leen ci Covid bi nga xam ne ñoom lañ jógee waaw mais téer yi aussi am nañu marché de non seulement am nañu marché mais il faut ñu pare ndax du marché boo xam ne dañ leen koy may il y a le minimum de formalité d'accord te nit ñi Sénégal artisans yi dañoo gëmul formalité te état du jox ku mu xamul dëgg la dégg naa sax def nañ fi réunion état def na réunion fan yi woo téer yi pour wax leen y a le minimum ci li ma ci jot a dégg comme information minimum il faut nga am registre de commerce ak NINEA waaw c'est exact yoo xam ne 14000 NINEA registre de commerce 12000 francs NINEA 2000 francs gisuma téyur bu ko mënta am ñëpp ko mën a am nga war a nag dem compétir man fa am 100 blouse man fa am 200 blouse wala 200 tenues wala 1000 tenues xam nga loolu aussi nag dala ko war a jaral mais du tenue yoo xam ne dañ koy jël naan diw moo ma neex diw moo ma neex diw moo ma neex ku nekk ñu jox la déedéet day lancer marché bi téer yi compétir ñi am kayit yooyu compétir ñi gañe ñi nga xam ne gañe wu ñu seen xarit yi gañe séddale mais état da ci indi benn genre loo xam ne propagande boo xam ne c'est intéressant parce que gis naa ni dañu wax ni région bu nekk yaay ñëwal say élèves waaw dafa mel ni loolu buñ ko continuer woon système boobu ci milieu artisanal waaw région bu nekk la ay dëkkuwaayam soxla ay dëkkam soxla ñu koy liggéeyloo ci seen i artisan ñu bañ di génn loolu mën na sax dem ba éviter importer bi nga xam ne waaw foofu nag laa lay wax ne état dafa damm code des marchés ndax code des marchés waxul loolu d'accord marché bi am Thiès que dëkk Ndar mën na ko soumissionné que dëkk Dakar mën na ko soumissionné mais comme téer yu am doole yu am kattan yu am moyen ña nga Dakar buñ leen ne Dakar waa Thiès waa Dakar a koy ñëw jël ko waa Thiès du ñu am dara léegi fiiraange googu la état teg pour que xaalis boobu ku ne mën cee gis sa bopp waa Thiès mën cee gis seen bopp waa Xombal mën cee am waa Moralan mën cee am waa Pout mën cee am xam nga bu ko defee ku nekk di nga am sa cër ci marché bi parce que loolu bu fekkee ne nag dañ ko indi ñi am doole jël ko waaw mais amatuñ njëriñ toujours nag noonu lay demee en général bii pas nag je crois que ñoom dinañ ci dem ba jeex ndax déjà le fait que ñu ne Thiès lii Thiès a ko moom lii Ndakaar ko moom waa Ndakaar donc moom la ñuy xëccoo waa Thiès li ñu moom la ñuy xëccoo waa Saint-Louis li ñu moom la ñuy xëccoo donc loolu lu am solo la ci système marché bi parce que dina indi équilibre ak éthique maanaam ku ci nekk di nga jéem a gagner sa chance cela veut dire téer bu ci xaw a formel rek di nga am chance su am ci blouse yi am na solo am na solo ba léegi ñu ngi ci phase artisanale liñ ci développé am na solo président Ndoye ñu sant ko bu baax gërëm ko vraiment li mu ci développé am na solo trop wax nañ ci développement wax nañ ci li nga xam ne mooy gane si secteur bi te di ko yàq vraiment yooyu yëpp ñu mën ko jàngaat defaraat ko jubbanti ko wax nag ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité dafay mel ni loolu am solo la ku ci nekk war na xool secteur bi lu koy défendre lii dindi li koy yàq ak li nga xam ne moo koy organiser waat pour mu gën a am développement ku ci nekk li ci sa responsabilité nga jël ko doxal ko day mel ni tey Ndoye bu ma la doon bàyyi ngay wax li nga xam ne tey jii message la booy jox état waaye jox ko aussi sa mbokk artisan yi waaw pour ñu gën a défendre seen secteur état aussi li ñu koy xaaree ci milieu bi moom it tey boo ko doon wax lan lay doon waaw man état man li ma koy wax bu fekkee ne da nga yor réew moo xam ne dañ ne li ci ëpp ay ndaw la waaw nga yor yàlla baaxe la nga yor artisan yi gën a xarañ ci sous région bi voire sax l'Afrique en termes de mécanicien en termes de menuisier en termes de tailleur boo demoon fi mu ne nii ci sous région bi tailleur yi ñooy les leaders boo demee Mali loolu la boo demee Burkina foofu la loolu boo ko amee ci sam réew kon war ngaa dimbali ñooñu pour que say ndaw duñu chemin parce que li école bi jëlul artisanat war na ko mën a jël à condition que aussi mënoo jël xale kooku amul liggéey bu xëyee toog sa doom xëy toog suba ba ngoon mu di ko yónni demal fii te système bi muy def di commencer jox artisan yi liggéey di leen commencer formaliser système boo xam ne da ko war a gën a dooleel gën koo dëgëral. pourtant nag secteur bu fonk la parce que gis nañ mu jox leen ministre boo xam ne seen i occupation kese la nekk. waaw xam nga man ministre bi du ma ko sax mën a tagg. ndax boo dëggee Thiès. waaw ñun ñi dëkk Thiès. ok
Papa Amadou Ndiaye ku ne laal nga teraangaam ci loo ko woo mu wuy la ci lu mu mante ko de kooku ci da doon yëngu ci social xam nga kooku boo ko joxee artisanat bu ca yokkul du ko wàññi. D'accord. te ñu mel noonu la ñu war a responsabilité ci réew mi pour réew mi mën a am tànki kanam. mais est-ce que yéen a ngi koy gis. ministre bu accessible la vélo lay dawal ci dëkk bi vélo. Ah bon vélo. waaw mais d'accord dawal vélo mais est-ce que mu ngi taxaw seen soxla aussi. non réew amul détail boo koy woo. te du dem. barki dem yàggul dara rek desal xale yi artisan yi. bu ñuy sargal magu artisan yi moo ñëw jël diplôme yi jox ko. d'accord loolu cër la. d'accord loolu teraanga la. d'accord mais yaa ngi jiite ay artisans ay secteur menuisier bois bi. waaw sa ñi nga jiite nu ñu toll sax ci nombre bi. toll nañ ci 20 bu ëpp na 120. 120 personnes. waaw mais am nañ ay bëgg-bëgg yoo xam ne tout le temps yow ñu ngi la koy réclamer. waaw est-ce que yooyu ministre bi mu ngi koy yëg aussi. waaw non ministre bi ñu ngi koy yëg. waaw ndax am nañu ay artisans yoo xam ne jege nañ ko. ñu ngi koy wax li xew ci dëkk bi. d'accord ak li artisans yi bëgg. d'accord ñi artisans yi daal soxla nañu. marché yi ñu gën ko ubbi ndax Covid bi ba léegi daanaka marché amul. ok te bu fekkee ne nag ci liggéey ngay dund. il faut ngay am liggéey. loolu ministre bi war na cee mën a taxaw. waaw même importé bi aussi. non loolu lépp la mooy moom je crois que moom war na mën a taxaw. xeex importé bi. importé bi te importé bi bu ñu ko xeexee. artisans yi danañ liggéey. ba mën a yóbbaale ku ne. mën a defaraale lu ne. ndax réew mi aussi buñ ko bëgg a defal xoolal léegi tey jii. 100000 logements. waaw. moom lay wax programme état bi. am na solo. 100000 logements ñu jël bunt yi jox ko menuisier yi ak menuisier métallique. waaw. jël plombier yi Sénégal yi liggéey. ok am na solo ñaata emploi la lool. loolu am na solo. 100000 maisons. maison bu ci ne am na ñetti bunt. bu doon ñetti bunt rek 300000 maisons 300000 portes a ngi noonu. waay 300000 400000 fenêtres. am na solo kooku Sénégalais yi mën nañ cee liggéey ñeenti at juróomi at. ku ne gis ci sa bopp. d'accord mais erreur bi. mooy ñu jëlaat porte yi dem di ko importer di Chine. wala di ko importer di Dubaï loolu nag la nit ñi mënut a nangu. te loolu aussi du méngoo ak 100000 logements ndax ay logements sociaux la ay menuisiers yi ngi fi ay menuisiers métalliques yi ngi fi ay plombiers ngi fi ay carreleurs yi ngi fi. ay peintres ngi fi. ñi ay charpentiers ngi fi nan leen jox liggéey yooyu ci 100000 logements yi ñoom it ñu gis ci seen bopp suqali ci dimbali ci askan wi dimbali ci xale yi gën leen cee jàngal métier gën leen cee tàggat pour réew mi mën a jëm kanam. d'accord loolu daal bu amee. dañ ci gën a bég dañ ci gën a taxaw ndax 100000 logements tuutiwul. ok tuutiwul kay. waaw te yooyu ay projet loo xam ne. état ni mu def nii ci PEJA bi mën ci dimbali artisans yi war na jaar foofu aussi dimbali ñu ci défendre ñu jot ci buntu yooyu jot ci palanteer yooyu. d'accord damay bañ a tëj te waxuma ci membres yi nga xam ne tey ñoo topp sa ginnaaw. wala toll ci 120 personnes. xañ na organisation ku ko wax social. cas sociaux yi ngeen am seen biir. ak yenn intervention yi nga xam ne léeg-léeg nga def ko ci seen biir. waaw li ci yooyu yaa ngi ciy dund ay jafe-jafe. non li ci ëpp daal ci cas sociaux yi ñun ñooy toog ci sunu biir. ku ci am cas ñu taxawu la ci. d'accord ku ci am dëj ñu dajale woo ñu indi ñëw jaale si la. ku ci feebar ñu toog waxtaan ne diw de mi ngi ciy tolof ñu dajale. dem jaale la loolu moom menuisier yi moom ñu ngi koy def. ñu koy def à 100%. te boo loolu aussi li ma ciy dolli avant may daaneel aussi. Thiès dafa def. menuisier yi téer yi. menuisier métallique dañoo jaxasoo. dañu maanaam responsable yi ak yi artisans yi dañoo bëggante. am na solo te loolu aussi dooley Thiès la. lu am solo la. loolu lu am solo la. pour fii rek pour vous dire que. damay féliciter encore di encourager président Mamadou Seck. muy suma rak. du def lu ma yëgul. du def loo xam ne lu mu gis lu baax lu ne jàpp na ne. man dama cee war a bokk wala ñoom téer yi du ñu def loo xam ne yëguluñu woon. yëguluñu invité wuñu te xam nga ne loolu dafa am solo. lu am solo la ànd boobu dafa rafet. dëgg la te loolu la artisanat war a dundee. pour que Thiès mën a gis boppam. te en matière d' artisanat aussi pour ma bala maa daane. Thiès est leader. waaw. ñoo fi man ci menuisier. Sénégal ak lay dégg de président. menuisier yi fi man dem Dakar Thiès lañu jógee. bon yi fi di ngay dégg Dakar Thiès lañu jógee. d'accord mécaniciens yi mi fi man dem Dakar Thiès lañu jógee. Thiès est leader en matière d' artisanat. bu fi ministre bi dëkkee rek yàlla moo na ko waxee. loolu mooy kàddu yi président Ndoye. muy lu am solo. am na solo di nuyu aussi sama mbokki menuisier yi sama xaritu menuisier yi sama dëkkandoo menuisier yi. ak parents yi nga xam ne dañoo am confiance di jox seen doom yi menuisier ñu leen jàngal. ñu ngi leen di wax daal gën leen ci taxaw. programme yi gëstu leen ko ngeen laaj ko ngeen dugal ci seen doom ni ngeen di dugalee seen doom yi école taxawul. dugal leen ci programme yi ndax programme yu am njariñ la
diplôme yi ñuy génne léegi mooy diplôme yi ñuy génne ci école yi. Macha kon nag Allah. loolu nag dëgg-dëgg ñoom les parents yi ñoo ci des. lu am solo mën naa am nag jotuñu information mais occasion la fii aussi pour ma lancer message bi. à ce que ñoom ñu jege chambre de métier wala ñu jege artisan yu mag yi ñu leeral leen fan la ñuy nan la ñuy def ba seen doom yi mën a bénéficier wu ci programme boobu. am na solo jërëjëf jërëjëf président Pape Ibrahima Ndoye émission bi am na solo développé nañ ci lu bari ak aspect yu bëree bari def naa ku ko déglu ku suivre émission bi di nga gis ne njëriñ feeñ na ci ki xamul woon xam na ci waaye ki nga xam ne yoroon na ay responsabilité te téyewu ko tey président wax na orienté na ko ci responsabilité yi nga xam ne moom moo ko yore waaye orienté nañ aussi li nga xam ne mooy chambre bi ñu yombal li nga xam ne mooy carte professionnelle yi bu ko defee artisan yi di ci mën a jot à temps te muy lu am solo loo xam ne artisan yi yëpp ñu ngi koy joytu ku ma dalal sama plateau yaa ngi koy joytu bu defee président Seye aussi ñu koy nuyu au passage di ko wax ne mu gën cee dimbali ñi nga xam ne ñooy artisan yi bu mel ni ñoom soxla nañ ko tout le temps ñu ngi jëm ci formel bëgg a jóge ci secteur informel bu defee ñu gërëm leen bu baax sant leen nuyu au passage président Mamadou Seck di président regroupement des tailleurs de la région de Thiès macha allah ci taxawaayam am na solo yàlla na yàlla dooli ko jàmm dooli ko mbooleem tailleur de Thiès yëpp bu defee rek lii lañ leen indiloon tey ci émission bu mag bi nga xam ni mooy 100% artisanal bu defee ki ñu dalaloon aussi di kàngam macha allah muy lu am solo bu defee rek dañ leen a jox dox daje incha allahu rabbi ba beneen émission ci beneen kilifa goo xam ne danañ ko dalal waxtaan ak moom ci xam-xam bi nga xam ne moom la ko yàlla dégg kon merci beaucoup ñu sant leen bu baax gërëm leen ba beneen incha allah.